Dear viewers, welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening, talking about your health by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Khadijatu Jallo. These few weeks have been very educative weeks for us and very exciting weeks because we've had very important guests in the program. If you remember, 2 weeks ago or 3 weeks ago, we had three newly specialized doctors, one on women affairs, which is obstetric and gynecology, the second one on men affairs, which is the urologist, and today we're going to bring in the one who deals with children, pediatric surgeon. All doctors are divided into two mainly. You have those that are internal physicians or medical physicians who just deal with medicines, and you have those that deal with surgery, that deal with problems that require operation. And if we talk about a pediatrician, it's a doctor who just gives children medications to make them well, while if we talk about a pediatric surgeon, it's a surgeon who deals with the children. And therefore, today I will waste no time. We've already started a little bit late in introducing our guest, who is Dr. Abdoulaye Bah, who is a pediatric surgeon now working in Edward Francis Small Teaching Hospital. Dr. Bah, we are really very excited to have you here today. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko dee di indil fii lundi mu nekk ci ngoon ci QTV ci Kairaba Avenue di waxtaan ak yéen seen wér-gu-yaram. week yi nag passé moom week yu ama am solo la because am nañ fi ay gan yu ama am solo yoo xam ne jox nañ ñu ay yëgal wala ay xabaar yoo xam ne yu ama am solo la si suñu wér-gu-yaram. ci week bu njëkk bi woon amoon nañ ñoom ñetta yëpp fii nii nga xam ne kenn ki ci mbiri feebari jigéen si la xam-xamam màcca, am ci koo xam ne ci mbiri feebari góor yi ci la xam-xamam màcca, am koo xam ne ak léegi nii ci mbiri feebari xale yi nga xam ne dafa soxla opéré. loolu nag Gambie fii nii yàgg nañ di tumuranke ci façon ngi docteur yooyu noonu ba ci at yële gannaaw rek lañ am ku njëkk koo xam ne Gambien bi nga xam ne dellusi na fi di liggéey. léegi nag ñu am ba keneen koo xam ne léegi nii pare na jàngaam te moom jàngaam lu ci ëpp yëpp fii la ko defee ba mu dem defee examen bitim réew ba ñu nangul ko ne yow léegi nii consultant nga ci façon ngi feebar yi nii muy ku ñoo ooyee Dr. Abdoulaye Bah moom lañ am fii nii tey. ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di ko nuyu di ko sargal ci programme bi. suñ demee ba ubbi rek dinañ ko bàyyi mu dugga si li nga xam ne moom la moo waxtaan ak askan bi ñu mun cee waxtaan bu baax a baax ma bàyyi Khadijatu mu ubbi programme bi. Assalamu alaikum baɗigol mbalni mbarala Allah jati kende ya programme to dalta kamin sotale jan QTV télé bu mbato alnal baɗi ma Khadijatu Jallow aning Dr. Abubakar Jah mbaɗigol comme ñin lokun tambilal ñing am nga sewo kuul soto bay nga kacca kummayaringol soto janne anin luntan kummayari mbal melketa ko isabobe bentanu janne tenen tambila do ñing sayeng nate kiling nata jambi fengo fenkela londol ta ka fanna fo damen mu ya mo jamal karandi je mi yalon ka kacca kummayaringol keke jang Dr. Jaju Si nata janne membe marare musol la jata kende ya fannala ngana Dr. Kajali fana soto jang o fana e be mararin ke wala jata kende ya fannala bi fana nga Dr. Abdoulaye Bah sotale jang mi ya lonko fana be mararin dindingol la karola dindingol sakatuma mel ya lonko isulata operation wala so watebe wo jararo fannala adun ayala karango ke Gambia banko kan jang fatata bantala banko kan ay examo ki jele ka jeko atata ay kayti kendol soto ka jeko ase jararo ki no janne ase dindingol fana ma ko no janne atele keta mu fulan jangote Gambia banko kan jang mi ya lonko abe demaro kala dindingol la fannala ho karola jang me yatina ko be Dr. Abdoulaye Bah jiala programme to be ala baraka. Thank you very much. Dr. Bah, I'm sure it's a very great honor for us to have you here, and I am sure you also feel honored
to be one of very few. I mean, the whole 2.7 million Gambians now, having you at least being responsible for at least 1 point something million of them. That's a very great thing that God has given you. And they say to whom a lot is given, a lot is expected. And therefore, one of the activities I told your other colleagues the last time, one of the activities that we expect is that apart from treating people in the hospitals, apart from teaching doctors to become specialists, you also need to inform the public about some of the diseases that you are specialized in, so that you can also help them to know what to do when they have such problems. So we welcome you, and we will not waste any further time, because I know you have a very big topic to talk about, so that you can greet our viewers, and you can start the program by telling us what you want to talk to us about and why you want to talk about that topic today. Good evening, sir, and good evening to our wonderful viewers. Thank you for having me again in this program. It's indeed a great pleasure and honor to be here sitting beside you as our teacher and our mentor, trying to inform the public about certain pediatric conditions that we have. So thank you so much for having me. Thank you, and you're welcome. Thank you, sir. Maybe we can go straight to the topic. Yes. And why do you want to talk about that topic? Why do you think it's of importance for our public to know about? Thank you very much. Today we are discussing on intussusception. In simple terms, it's a form of intestinal obstruction. What it means that part of the intestine is not able to move to the other part, what it has, the contents. Intussusception, when we talk about intestinal obstruction, it can be divided based on age. So we can have it in the infant, those who between 1 month to 1 year. We can have it also in the neonate, just who are newly born. We can have it in older children and adults. But when we talk about intussusception, is when we have it, it's the commonest cause of intestinal obstruction in the infant population, meaning children who are between 1 month and 1 year. But globally, or if we look at the range, it can affect any child between 3 months to 3 years. But it's not limited to only children. It can also affect adults. It can affect neonates. But the greatest population that is affected, or the cohort, is the children between 3 years and 3 months and 3 years, with the highest incidence in infants, that is between 3 months, 6 months, going all the way to 9 months. So the majority of them, you would see them when they are around 6 months to 9 months of age. Between 6 and 9 is the commonest time that, yes, that they would present. That we see them. Okay, so if we can stop there so that we can remember to translate. I have to translate in Wolof, she has to translate in English. Then maybe when we come back, you can now really give us in simpler terms what that intussusception really means. Mbokk yi, Dr. Abdoulaye Bah moom la ñoo waxtaanal léegi nii, laaj nañ ko nag, wan nañ ko comme ni ñu wane yeneen docteur yi, ne moom warugalam mu ngi faj nit yi ci lopitaan yi, mu ngi jàngal docteur yi seen boppa, docteur yi nga xam ne ñu ngi commencé di leen jàngal ba gaay tamit mun a seen xam-xam mun a màcc, bokk na si lu moo def. Waaye tamit ñetteel bi mooy ne wax dëgg yàlla docteur yi yëpp bokk na ci seen liggéey pour ñu xamal askan bi seen feebar yi, ba nga xam ne nit ki dina xam naka la moo def su amee yenn mandarga yum yëg, ba nga xam ne du ci loru su nekkee ne teel naa jóg. Moom nag nangu na loolu noonu, moo tax sax mu ñëw fii nii tey bàyyi lu moo def yëpp ñëw fii nii, soo kontaan nañ trop lu mu ñëw fii nii. Mu ne nag lu mu ñu indil tey ab feebar la boo xam ne daf dee dal xale yi, te su demee ba xew lu ci ëppa yëpp opéré la moo soxla pour faj ko. Wan nañu ne feebar boobu noonu ci tubaab ñu ngi ko wooyee intussusception. Façon ngi feebar yi nag yu ci bëri amaluñ ko tur ci olof, parce que fajum olof xamuñ yi nii. Waaye nag feebar bi lu mu dee waral mooy fata
ci jaaruwaay lekka yi ci butit yi mooy butit yu fata daal xam nga butit bi moom moo dee di jaarale lekka yi biñ lekka yaram bi mun koo jëfandikoo ba mu génn ci biti li nga xam ne soxluñ ko mu génn ci biti waaye nag su nekkee jaaruwaay boobu noonu dafa am fata lu ñoo ooyee intussusception dinañu ko gën a leeralal ci kanam tuuti loolu noonu bokk na ci yu dee def loolu noonu wan nañu ne fata ci butit yi ci ay xale dina dee mun a xew different time te time bu nekk lu dee xew ci xale yi bokkutaa beneen bi lu ko waral wan nañu ne am na ñoo xam ne sax dañ ko judduwaale dañoo juddu rek fekk yoon bi ubbeekuwut pour benn ñu mun a dem kama wala benn butit yi am fata ci biir wax nañu tam am na ñoo xam ne diggante weer ba dem ñetti at dañ dee di mun a am tamit ay fata boo xam ne mooy bii nga xam ne moom lañ bugg a waxtaanee mu ne ci at yooyu noonu la dee di ñëw waaye ñu ci ëpp yëpp diggante juróom benni weer ba juróom ñeenti weer si la leen dee di dal waaye nag nekkut ne ci at yooyu noonu rek la dee mun a xew daf dee mun a xew sax ci ay mag waaye li ci ëpp yëpp ñooñu ñoo ko dee di mun a am so lii mooy li nga xam ne moom la waxagum fooguma ne bàyyi naa dara waaye suñ ñëwee ci kanam tuuti dinañ jéem a wax yeneen yi Kadiatou mbadingol comme mbota foka ñamenten ting na luntan kum mayari ngonying men kata Dr. Abdoulaye Bati me yatinna ko anata jambi pour ka mol karandi wolo mu comme docteur Tambilal ñi yake ñamen afana nata kala nyanto ke banko dingol kan wolo mu ka londo mi nga fana yasoto anal sa tala nyotema foka jeko nkana sino ñamen suwo kono fo tarde mal yeken kar fintina wato la juna pour kata de maro ñini wato la sakatu mani ya tama seroje ila dindingo ñinna so me yatinna ko biyanin kaccamen nata jaw wala keta ko wolo mu nuwol la fanna ñinti wolo mu intussusception ti english kangoto bari safo ko tubabu kangoto bari safo ko mandika kangoto womo nuwol la fannala ti because nuwol ñing wala be mararin domorol la fannala wolo mu wala ka domorol samba fo ñanta ka fota dame fo bala jato ya niota den tol ñing go se finti tadulala so men keta ko wo nuwol ñing wolo mu dindingol ñinna fannal ñinna aya itandi ko dindindol bijele naka wulule wolo mu ka jeko inuwol ka sukile abuka tañanta kata ñamen so walla dindindol fana bijele ni tata fo finti fo kari saba wolto ataman sero ka fintiye dol bijele katale fo kari woro bara a jama aka siyamel kono wolo mu kari woro ti kata fo kari konontoti so wollom fenti mi ya lonko bi ani wo kaccale natale nan jambi. Thank you very much. We have a picture that you sent us that we should put here that might make it easier to explain this. So we will ask our technical team to put that picture, the first insert in. There's something you've brought in to be able to explain this more. So maybe you can just go to see what exactly it is so that our people, if we say intussusception, even English, it's an English word, but people who learned English will not know it. I know that one of the simpler words is invagination, that something going in a tubular structure going inside, but maybe if you can explain it better. There is the picture on the screen there, and maybe with what you have, if we can explain it better. Okay, all right. Thank you, sir. So before just coming to that question quickly, I would just want to highlight why we're interested in this topic. Okay. The main reason is early presentation. Imagine a baby, 6 months, 9 months, not able to eat, is vomiting, and is at home, or someone is thinking is another problem. And the commonest diagnosis that we have that people confuse it in the environment is what we call dysentery. Because one of the late signs of this problem is they would have blood in the stool. And someone would manage this child somewhere in a local facility or in a peripheral or in a pharmacy saying, oh, it's just dysentery, when the child has an intestinal obstruction. So I just wanted to highlight that. Okay. So I'll go to the question briefly. So the intestines, they are tubular. Okay, all the way from the mouth. It's just the stomach that looks a little bit different, but it's still tubular, all the way to the rectum. So what happens when we eat, the contents, the stomach, the intestines work on it with digestion. It has to pass. Whilst it is going, the body absorbs it. What it needs, what it doesn't need would go down. But imagine now, this part is not able to continue. So you see, this part enters into the
distal one. So you realize with time it continues moving in, continues going in, and at a time you realize so it's just like maybe the distal part of the intestine is eating this other one. It's actually it's just eating into it. Good, So instead of food going through it, it is the intestine itself which is going in. And I don't know whether the camera can take a close look at it, what you have there, so that people can really understand. If you can push it in so that people can see it going in. So you see this part will continue entering on the other part. Okay? Yes. And with time, it continues going all the way. And you realize whatever it's here cannot pass through. Because it's obstructed. And the longer it takes, as it is pushing, it takes along the blood supply. And that's the danger. That's the danger. So when it takes away the blood supply, that means to me that that some part of it will die. If we don't do anything, it will die off. Because the body needs blood flow to survive. So when it goes in, it takes along the blood supply, and they get trapped and kinked, and with time there is no blood flow. So that part inside, that part inside becomes dead eventually, and it means if you don't see them early, it starts leaking, and infection sets in, and then problems can happen, and it can eventually even lead to the death of the child if nothing is done. Thank you very much. So ñu ngi doon wax rek léegi nii ak docteur Abdoulaye mu ñoo baaxee ci xam-xam bi nga xam ne bu am solo la wan nañu ne parce que man lu ma ko laaj mooy mu gën ñoo wan problème bi naka la dee di xewee lan mooy problème bi ci boppam wan nañu ne nag problème bi ci boppam am na nataal boo xam ne tam dinañ ko wane mooy ne butit yi ñun ñëpp xam nañ butit naka la mel butit yi dafa mel ni pipe bi nii rek li pipe la nii digg jógee ci gémmiñ bi ba génn tànka bi li nga xam ne moom la ñoo génnee tànka jógee foofu noonu yëpp lekka bi dafaa njëkk a ñëw foofu noonu dem ba ci biir bi liggéey ko mu jaar ci butit yi di ko jëfandikoo lu ci des li nga xam ne jëfandikoo wuñ ko moom mooy génn mel ni kama mu ngi wane ne nag yenn yi lu dee di xew mooy ne benn ci butit yi comme ñu gisee lii ni rek benn si butit yi mu ngi mel ni mu ngi dugga ci beneen butit yi su nekkee ne mun nañ ko gën a mu ngi dugga so yaa ngi gis naka la duggee ci biir ci digga bi nii suma baarom bi fu mu nekk nii so bii nii dafa dugga ci biir so bu mu duggee ci biir nag luy xew mooy ne lekka bi nga xam ne moo jógee fii nii war a jàll ci nii du mun a jàll si because bii fatta na ko léegi nii lu mu wax nag mu gën a dangerous mooy ne lu dee di jaaral deret bi nga xam ne butit bi dina mun a dunda loolu noonu dafa ànd ak luy dugga ci biir mu fatta ko deret du mun a dugga ci part bi nga xam ne moo nekk ci biir nii maa ngi ko génnee nii tuuti ñu gis ko gis nga nu moo génnee nii part bi nga xam ne moo nekkoon ci biir deret bi du ci mun a jaarati so suñ ko bàyyee noonu nag mu yàgga dinañu wax nag yàggaay boobu naka la moo mel ak yooyu noonu ba pare dinañu wan mandarga yi parce que balaa moo commencé woon na wax ci mandarga yi waaye ci kanam tuuti dina gën a dugga ci mandarga yi waaye daal lu mu wax daal mooy ne loolu soo ko bàyyee noonu luy xew mooy ne jëmeekaay deret yi ci biir nii dafa taxaw te su taxawee rek li nekk ci biir suñ ko fa bàyyee lu yàgga dafa dee loolu nag su deeyee lu moo wane mooy ne suñ ko génneewut rek dina indi problème pour ki nga xam ne moom moo am feebar bi nii so nu ñoo def rek mooy dinañ bàyyi Kadjatu moom it tamit mu jéem bu baax a baax mu wax ko ci mandinka parce que very serious problème la waaye moom it tamit mu jéem ñu cee leeralal ci kalama mandinka ñu door a ñëw nag ci docteur Ba mu continuer waxtaan bi mbadingol comme docteur Bota foka nyamen dorong hanika bi wolo mu docteur Ba Bota min foka wolo mu ka gena seneyandi wolo mu nuwol nyin na fanal nyin na suki wonyin keke nyaadi le nuwol nyin kono ay wole na sinan tenting wolo mu ka tama sero yitandal la men ka ma ko nyin pipe nyin aka mala comme nuwol nyin be mari nyamen dorong hada badingo balu kono wolo mu nyin nuwol nyin yalo ninga domoro la fanal nyin be kata nuwol le kono natata nuwol kono ay ta fo bala jato nyanta min tala ta den to mal nying wala ka finti kata
kamoto tadulato so meyatinna ko wo nuwol ñing wollem niate ko dolbi jele dindingol la fannañi na bay be dindingol la fannale kaccakan wolo mu e kajele ko dolbi je naka wulule dolbi jele ni tata fo kari saba kari woro comme nga yitande ñamen isaje ko dindingo sa tara kumbola wato wati bari talo nabe mina kumbola bara satirna ko wato nuwol ñing wolle tata fa sukita isaje ko dindingo buka domoro ke tafa ngo ba fala mono yatina dindingo buka domoro kala kumbobe siare bari yala ko nuwol ñin na sukita nuwol ka suki ñaadi la wolo mu kayitandi ko ñim paypol ñim be bulari ñokono ñamen nuwol ka bula wala kono ñokono ni bulata ñokono sa ni domoro ke sam comme ñim paypol ñim be sukiri ñamen nin jantata fa sukita so ni domoro be ke domoro be dan na janne so domoro te futan wala kata atadulato so ibaje la ko na ñanta kata kamoto tadulata te futalano kamoto tadulato jam fanambe maranding adum comme nga yitandi ñamen balo dula be yelole ka tamandi so ibaje la ko ñin dula min abe sukirin tenting wala bitala foka yitandi ko yelote futan wala jamma fangoto because mune yarna yeloti tano jema fango wala o bate dal ko jamma fango sukitale fa pareta so wo yelo min ta tambilano je isaje le ko asita fa infection o sabuno wo dindingola asita fam fa e futa fo dindingo nyinna bango nyinna amandarga nyin atama zero nyin sembo warta wala nyama. Yeah. Thank you very much. So you were talking about the presentation, how they come to the hospital, how to, because for our viewers the most important thing is how to recognize it early. What can they say in a child that they will suspect? It may not be the diagnosis. They'll suspect that this may be the problem. Let us quickly go to the hospital. We'll go to that first before we go to, if they don't go to the hospital, what happens? We've already started talking about it, the death of the intestines and so forth. But for now, let us go to the early signs and symptoms. What happens? What are the triggering factors? What triggers it? And if it is triggered, what happens step by step? I think we have another picture that we'll show, but maybe when you come to that, we will show that picture. Thank you very much, sir, for that question. So the triggers are, we have a baby 6 months to 9 months, yes, because it's the commonest presentation. Had an upper respiratory tract infection, meaning a common cold. Common cold, yeah. The child has a runny nose, yeah. Is coughing, has a fever. Or some of them would start with a diarrhea, because we all know diarrhea in kids is mostly from a viral problem. So they have a diarrhea, they have a low-grade fever. And then they are eating and drinking and all that. So you realize that the problems now starts coming when you have a child who is playing and all of a sudden would cry inconsolably. You know, when kids cry, it's either they are hungry or their diaper is wet. So when you saw those things, yeah, they are quiet. Yeah. But this baby, you change diaper, child is still crying. You feed, child would vomit. You understand? So they are inconsolably crying. It's a very important early sign. So you have a child with those two that I mentioned, either the common cold or the diarrhea, and now started having inconsolable cry. And after some minutes, child will be quiet and then start playing again, and then start crying. That's what we call colic. Meaning because the intestine is trying to push contents to go down, but it cannot go. And with time it gets tired, and then that's the time the child will be quiet. So that's a very important early sign for all parents to watch out for. All right. I think we should say this in Wolof and Bandinka quickly, yes, so that it will be clear. We go step by step. So mbokk yi léegi nii dafa dugga si nag léegi nii ci mandarga yi nga xam ne wan nañu lan mooy feebar bi. Ñun ñëpp xam nañ léegi nii ne feebar bi butit bi moo dugga ci boppam, benn butit bi mel ni mu ngay lekk beneen moromi butitam bi, waaye luy xew mooy ne dafa jëf fata loolu la ñu wax ne moom mooy xew. Ba pare fata boobu noonu dina indi ba deret bi nga xam ne moo war a dem si butit bi du dem, ba deret butit boobu sax mun na cee deeyee. Waaye nag naka nga ñoo xamee ne ñun gisuñ ci biiri xale bi, xamuñ li xew ci biiri xale bi, naka ngay xamee ne xale mun naa am ne am na problème bi, nga ñaaw njorta ne xëj na xale bi ni am na problème bi. mu ne ñu luy xew mooy ne xale bi ñu ci ëppa dañ dee di am lu mel ni socc, comme xale yi dañ dee bëri socc, toog rek bakken bi di génnee ndox, xëj na ñuy sexat tuuti, xëj na ñu am tuuti yaram bu tànga. waaye njël benn problème bi mooy xale bi dafa toog rek di commencé di jooy yu métti jooy boo xam ne amut looy def loo xam ne dina taxawal jooy bi. parce que wan nañu ne xale suy jooy daf dee am lu ko waral muy jooy. benn dafa xiif, xale boo xam ne mu ngi diggante juróom benni weer ba juróom ñeenti weer suy jooy dafa fekka mu ngi xiif,
wala dafa fekk tubé lifinam bi ngembaam bi moo pampas bi moo bëri seben ba nga xam ne mu ngi koo jox métit foofu noonu muy jooy soo ceeñee loolu noonu jooy bi mu bàyyi jooy wala nga jox ko mu lekka mu bàyyi jooy waaye xale bi mu ngee jooy nga jox ko lekka bàyyiwut jooy nga ceeñ daypaam bi bàyyiwut jooy waaye moom nag dafa toog rek bàyyi jooy moom ci boppam mooy toog rek noppi lu dee xew nag mu ne mooy ne butit bi mooy jéem a push pour lekka bi jàlla mënul koo push time boobu nga xam ne butit baa ngi push dafa métti ci xale bi moo tax muy jooy su demee nag ba butit bi taxawal push bi butit bi su demee ba sona day taxaw tuuti su taxawalee push bi xale bi du yëgati métit mu noppi su toogee tuuti butit bi jéematee push mu jooyaate waaye jooy la boo xam ne yow mënuloo ci dara time bi nga xam ne moom lañ moo jooy mu ne daal mandarga yi daal boobu moo ci gën a am solo soo amee xale boo xam ne mu ngi am ci diggante weer yooyu noonu loolu dal ko si njëlbeeni mandarga yi foog naa war ngaa ñaaw njortane soo moytuwut lii nii la bul xaar lu yaaga ba yeneen yi ñëw dina dugg nag ci yeneen yi waaye ba yeneen yi ñëw wane ne daal loolu mooy feebar bi wane na nag yeneen yi tamit dafa ànd ak biir bu daw wala biir bu ndaw la dee njëkkee ni biir bu daw xew den lii mandarga yi ni nga xam ne moom lañ wax mu door a xew dinañ ñëw ci yeneen yi foog naa ñu bàyyi Xadijatu mu wax loolu nga xam ne moom lañ wax mbaɗigol comme bota foka ñamen wala mo nga yitandalla no ñamen ka je ko wol ñin ka bulaño kono ñamen so fo min ka tinna ko domorol ñi ñanta kata dama titano woto so fo ka je ko ibe taman seri folo min jela dindingo ñim balo bala wala mo niyatara ko wol ñin tata fo e bulata ño kono bay nga yitandalla ko gana farlata dindingo min bala wala mo kari woroti fokata fo kari konontoti so wala taman seri foloti munom taman seri foloti wala mo e bajela ko dindingo min be kontandi wato wati ñaɓe dindingo min naɓe feya kan aɓe domoro ke kan a ñama yenaje doron dindingo e kumbo dimindingo soto walla aɓe folola min folola wala mi bajale ko dindingo kama komi ye frescolo soto anon jiyoɓe bonna baloɓe kandirindo mon ndin aɓe toton ndingol soto kan naɓoto woto e bajale aɓe kono bayin ndingol soto kan bare wol beɓe kafurin taman serol kono le yenaje doron dindingo e si aɓe lamforinga ka kumbo ite kuwo kukele min mbatinna yede ye domoro diyala tedey la yala ngembo falin a tedey la ye kuwo kuke yanene dindingo ñin tedey la fo yaaji ko yaaji watindin doron aye dey ay sumuya fam fe wolo munti ala kumbo wato mo wato minti wolo mo nin wol fanam ba forcer kam pour ka domorol ñing jindi because domorol ñing anyanta je man ka dulati anyanta ka jile pour ka tata dula ñinto bari abe suko min soto kan wo dula ñinto te wolom duwol ñing kafuta ñokay kama ko nudo ba mo ñoñin domo kanne so wo suko be wo dula min to wala yati nako wo domoro ñinta tambino wala kata so yelo fana mantara ka tama ñanta ka tama wo dula to ñamen so ibajale dindu ngola kumbo dimindu ngobe sunna wo wato le kono nin wol tata fo batata ñori rola ni wol fana lamfuta dindu ngo ñin fana be de la wato le because wo batar la ko pression ñing mantara ke kan nuwol ñing kono anya abe ke kan je ñamen so wol mutaman seri folol leti mi yalon ko ning yatara momo yaji ila dindingo nyinna kulo mi yalon ko nyanta ka nati nan lopitano to le pour ya jibe awatola. Thank you very much. So if these things happen, the excessive crying has had a fresh cold, some diarrhea, and nothing is done about it, what are the other signs or that the parents can look out for that can now start pointing more towards this? Intussusception. Thank you, sir, for that question. So subsequently, now this child is having this colic intermittent cry. The next step that they can have is vomiting. Okay. Meaning, the mom would have thought, oh, let me feed, then the baby would vomit. Subsequently, their vomit would change. The first vomit they may have is what they've just eaten, the breast milk or the Cerelac or what they've been given. But subsequently, that vomiting changed to green. When they start vomiting green, the parents should be worried. Because a child vomiting is not normal. But when they start vomiting that green, it's also telling us this is really definitely not normal. You need to take steps. You need to report to the nearest facility. After the vomiting, you realize also they will not go to toilet, meaning they will just be passing some phlegms, meaning some like whitish stuff from the rectum, because the feces will not pass because it's blocked. Then with time, the intestine is trying to push, then the dead intestine becomes like start to suffer. So the inner wall of the intestine will start bleeding because it's not getting the enough blood supply it needs. Then that blood would now come with that
flames, that maybe that will show us the next picture that we have. Okay, so if you can have the next picture, yes. That's what you're explaining. Which we now. usually call the red currant jelly stool. Red currant but jelly. in our environment, sometimes we don't know red currant jelly. It's not very popular. But we have a something close to red currant, which is the wonjo. Wonjo, you okay, understand, so it looks like you can see it even on the diaper there. The diaper looking like that. So really, this is a late sign. This is a late sign. So we don't want them to be presenting with this. From there. So you don't want to wait until this comes before you come. These are not very early signs. So these are not good signs. But whatever the case may be, if you've missed it until this comes, then quickly rush to the nearest facility. And then one of the other presentation is now you realize their belly is becoming bigger than usual. Okay, thank you very much, Doctor. I think we'll quickly say this in Wolof. Usually time really takes goes away. I'm looking at the time now. I'm a bit worried whether we can continue this conversation, but maybe you can promise us that you can come back again to complete it if necessary. But basically, mbokk yi time baa ngee dem waaye wax na lu am solo fii nii mooy lu ñu waxoon noonu mooy njëlbeeni mandarga yi nga xam ne moom la dee ñëwee wax ne nag su nekkee ne defuñ dara gis nañ xale baa ngee jooy yu métti di noppi di jooy yaay bi nag di ko jéem a jox muy lekka su ko jéemee jox mu nampa wala ñu jox ko Cerelac wala lu ñu ko munti jox luy ñëw nag mooy daf ko commencé wëccu mu ne wëccu bi si njëlbeen bi dafaa nekk lu mu lekkoon rek la moo wëccu su nekkee dafa nampa meew la moo wëccu su nekkee ne Cerelac boobu ngeen naa gis ne wëccu na ko waaye wëccu bi ci continuer dina dem ba commencé di wëccu loo xam ne dafa verte dafa mel ni green moom la ñu ooyee verte ci French olof nag xaw ma mooy lan mooy lu xobi garab yooyu nu mu dee mel daal mooy green su demee ba nag di commencé di wëccu loo xam ne lu green la wan nañu ne loolu nag normalut xale buy wëccu lu mu lekkoon du problème wala wëccu ndox du problème waaye xale boo xam ne mu ngi commencé di wëccu mu verte wala mu green kooku noonu mu ne jógal gaaw loolu noonu normalut gaawal dem lopitaan ñu mun la koo xoolal gaaw balaa moo lor xale bi mu ne su nekkee nag loolu continue ba tey defuloo dara luy xew mooy ne dañoo toog rek xale bi tam du demati wanag du génnati kama du génnaati ci moom wala luy génn dafa mel ni njëndaxit mooy génn ci moom mu ne su nekkee ne nag loolu tamit dem na ba ci kanam ñandaxit boobu du nekkati ñandaxit bu normal rek dafa ànd ak deret parce que butit bi commencé na di dee ci biir butit boobu nag dafaa génnee deret boobu génnaa lu mel ni ñandaxit boobu noonu moom la ñoo wane nii mu ne nag couleur bi dafaa mel ni couleur yi wonjo am na lu ñoo olee jëli ñi nga xam ne ñu ngi ci teeru bi xam nañ jëri boo xam ne dafa xonqa nii dafaa mel ni loolu noonu waaye nag fii nuñ ko mun a melalee mooy couleur yi wonjo nu moo mel moom la moo mel ci ngem bi xale bi nga xam ne moom la sol mu ne nag loolu nag dafa fekk nag léegi tardé na bala bugguñ xale boo xam ne dafaa ñëwee noonu ci lopitaan bi bugguñ benn xale ñëw foofu ñu laajte ñu ne ngembaam bi moo am lu xonqa moo tax ñu ñëw parce que loolu fekka léet nañu wax nag léet boobu lan la miin waaye fekka xar naa tardé waaye nag loolu minute ne bul dem gaawal ba tey nga dem soo demee ba gis lu demee noonu daal bul xaaraati bu la dara tax nga xaar gaawal nga dem ci lopitaan ñu seet ko moom nag dinañu wan léegi ci kanam tuuti su nit ki ñëwee ci lopitaan parce que time baa ngee dem mu ngi mel ni benn 10 wala 15 minutes rek la ñu am dinañu wax nag su ñëwee ba ci lopitaan bi lan lañ dee di def ci lopitaan bi ba nga xam ne dinañ mun a sowe xale boobu noonu te yan jafe-jafe lañ ci dee di am daal ci dëkk bi ñu bàyyi Kadiatou mu wax loolu ci kàllaama Mandinka mbaɗigol comme mbo taman serol le to hani kabi wala mo ka yitandiko ni mbota dindigol ñinna kumbo dimendigo ñin to fo ka yitandi ka alla ko comme aka folo ñamen ni bota woto fulan jango ñim mum ne taman ser fulan jango munti wala mu ibaje la ko ni ye dindigo ñin domorondi ibaje la dindigo e fono dati ni ye domoro men diala aketa sunjunonol ti bang aketa domorol ti bang aka men domo ibaje la dindigo e fono ñinke na e fono ke fono folo ñim bekela menti wala mu yemen diala bo wala fono la banta bari fono ñin nata ta fala ta ñuka ibaje la ko abe jamba kero fengo min kama ko jamba kero adindingo bo wala commencé la ka fono so ni tata foye woje doro wo fana be ka furin taman serul kono le mi yalon ko e janta ka samba jaral dulatole
pour yaje na boto woto fanan isina isaje ko kuwol nyin na tata fo agana jambaranta kuwol nyin tata fo agana grawta ibaje la jambaranta wolo mo nuwol nyin commencé taka bata wolo mo fenti wolo mi sita fo yaje ko dindigo tit kamato ta kien wala isaje ko dindigo kono futobe tara la wararin ne doron barate kamato ta kien wala ibaje le fongo baje ko dindigo kono be kontindinne so ni wokita doron ibaje le ko nabe kamato ta men fintindila abe nama yala le safo ko akama ko nunjiyo be nyamen isaje ko abe koyla mulun kele comme nunjiyo ate kela kamoto tate abe koyla mulun kele comme nunjiyo comme albaje la nyamen alla screen woto tenting na tata fa mata tenting isaje ko nin nuwol nyin tata fa fata because nga itandile ko yele borol nyin nuwo fana mbole sukki kam because domoro man tara ka nyamen nuwol be bulare nyoko nyamen yelo nyin fana te tambino la wala nyam so nin nuwol nyin tata fo nuwol fana be fa kan isaje ko ase commencer ka yele mulungo nyin fintindi a yelo nyin kamale comme niaje ko wonjo mulungo amanke wonjo seyare mulungo aka male ko ate wulela bake bari fanan ate tikla bake saja ka se commencer ka finti dindi ngola ngembo nyim bala ni yewo taman siroje wo mu fenneti mi yalon ko kaje ko attarde tale bara mammin ko ita mari man nyanda kata lopitano te wo tembole ning atare nyanta ka tamale kata lopitano ita mari nyanta ka borile kata lopitano te fe man nyanda ke sindi su kono because wo wato ya itandile ko attarde tale bar hani ka bi docteur baba itandila mollale membe kala ni wo wato sita. Thank you very much. So, Dr. Ba, I know that the next logical step to go to is to go to what happens when somebody comes to the hospital. In fact, I want to know what hospitals actually can treat, especially the late stages. Do we have many hospitals in the Gambia that can treat it, especially public hospitals? I know that where you're working, FSTH, they can do it, but do you think it can be safely done anywhere else in the Gambia? Thank you very much, sir. The ideal or the safest person to handle this is the pediatric surgeon. Exactly. And we have pediatric surgeon only in FSTH at the moment. FSTH. And that's why... and this is an emergency, so we cannot wait for somebody else. So you refer. Okay. Yes. So based usually, on your, yes. on the jurisdiction. So when the parents go to the hospital, most likely they're going to be referred to the teaching hospital so that they can get that done. Yes. Okay. So that's clear. The other thing I want to know before we move on to what happens when they come to you in the teaching hospital is what are the challenges that you're facing? How often do children come at the early stage? How often do they come at the very late stages? How do they usually present to you in the hospital? Yes, and that's, thank you, sir, for that question. And that's what makes this discussion a very important discussion. You realize that if they present early, we may not even need to go and cut them. We can do some maneuvers whereby they don't need to go and have any cut and all that. But we realize, to answer your question properly, from our series, almost 80% would come late and would need to be opened up. So by that time, they already have the red currant jelly thing. By that time, they have that very distant abdomen. They are vomiting green stuff yes. For days, I'm sure. Yes, for days. So 2 days, 3 days. 2 days. So the parents usually wait 2, 3 days, 4 days before coming? So the challenge is usually it's multifactorial. Sometimes it's the parents thinking it's just maybe a diarrhea and all that, it will settle. But sometimes they've reported to a facility. And the facility did not recognize it early. And this message is not only for the public, exactly, but also for our colleagues out there in the pharmacies, the nurses, the pharmacists, those working in the peripheral facility, because we all know the way the situation is. You don't have doctors in all health facilities in the country. So it's also a message to those people that to make sure have a high index of suspicion. You have a child with these symptoms, colleagues start having vomiting, which is green. At least the minimum you can do, if you have, is to request for an ultrasound. Exactly. But we all know the challenges sometimes. The expertise to do this is not also everywhere. So the next step is to refer to your next level of facility, at least to the district hospitals, where at least they can have a basic ultrasound, at least have a high index of suspicion. I think that's the message to our colleagues who all speak English, is that, look, have a very low threshold for referring. Don't just say this is maybe just a diarrhea, let me give antibiotics. This is refer quickly to the next facility so that we can save these children. I think yes, it's a bit inconvenient to send a person all the way to Banjul, and Banjul looks at it and then does everything and say, well, there is no problem. But if you send 100 people
and 4 of them or 5 of them have this problem, I think it is still worth it. It's worth it. Even if you're able to diagnose only one. Yes. I think it's worth it. It's worth it because you're going to save, yes, because we're going to come to the treatment and, yes. what the dangers are in the treatment, yes. so that we can deal with that. I think if I look, we have only about 10 minutes to go, or less than 10 minutes, I'll be told. But we will try to say this. We'll open the lines also, Dr. Ba, because we want a few questions from them, and we usually pause whenever anybody calls. So 5050505 for anybody who wants to call. Mbokka yi 5050505 ku buga call léegi di nga mën a call. line ol yele tele 50505 lam pour aller ko fa. Yes, mbokka yi lu ma doon laaj Dr. Ba ñaari laajte laa ko laajte. Benn bi mooy fan lañ dee mën a fajee feebar bii nii su nekkee ne digga am na, comme nuñ ko xamee rek ñu mel ni Dr. Ba bariwuñ ci dëkk bi, amaguñ docteur yu bari yoo xam ne léegi dinañ leen mën a def fu nekk, te lii suy ñëw daf dee di jampa nekkut loo xam ne looy mën a xaar la. wan nañu nag de wax dëgg yàlla ñaari docteur yi nga xam ne ñooy def lii nii yëpp mooy docteur yi xale kuy opéré ci xale ci lopitaani Banjul lañ ko amee fii nii ci dëkk bi. kon dafa mel ni képp koo xam ne am na lii nii dañ la war a yónnee ci place yu demee nii. laajte naa ko tamit ne ko nit yi naka lañ dee ñëwee, dañ dee teel a ñëw ndax dañ dee tardé ñëw. wan nañu ne nag ñu ci bëri wax dëgg yàlla dañ dee tardé ñëw. wan nañu ne su nekkee ne su nekkee fukka la, juróom-ñetta yëpp dañoo tardé ñëw. su nekkee fukka ñoom gis nañ fukka, juróom-ñetta yëpp dafa fekka dañ tardé ñëw. wan nañu nag tardement boobu noonu ñu jël koola bi nii. hello koola. allo, na ngeen def. jaama rek sant yàlla. waaw ñu ngi rafetlu seen programme bi trop. jërëjëf. ñu ngi leen di wax na tamit am na solo lool. jërëjëf. waaw maa ngi bëgg a laajte feebar bu ngeen di explain nii ndax xale yi rek la di téye. Wow. mu ne ndax xale yi rek, is it only the children that are affected by this? I would say no. No, yes. It can affect anybody. Yes. But the commonest group that it affects is the children. Is the children that we have talked about. Yes. Waaw so mu ne feebar bi dina la wax ne déedéet du xale rek de, waaye nag ñum dee di gën a affect mooy xale yi. xale yi la di gën a affect, moo tax ñun bu xale yi la ñoo waxtaanee tey. waaw su fekkee am na ko am moom fan la mun a ñëw. su nekkee fu am daal demal ci lopitaan bu la gën a jege, ñoom suñ ko xàmmee ñu gaaw ñu yónnee la ci lopitaan bu mag bi, ñu mun laa gisee foofu toppatoo yee la foofu noonu. baax na jërëjëf. comme maa ngi ba continuer rek waxtaan bi. laaj naa ko tamit naka la nit yi dee ñëwee. mu ne nag ñu ci ëpp yëpp dañ dee di tardé ñëw. wan nañu ne nag tardement boobu noonu nekkul ne sax yéenay ci malade bi rek la. yéenay daf day nekk si fajkat yi. nga dem am xale boo xam ne mu ngi wëccu, nga dem ci fajkat yi ne la waa baax na xaaral ñu jox la antibiotique, xaaral ñu jox la nangam di xaar, te xaar boobu dafa indi problème. lu ñu ci wax daal léegi nii mooy ne waxtaan bi nekkul sax pour nga xam ne nit yi nga xam ne nekkuñu ay docteur rek lañ. waxtaan bi bokk na si pour xamal docteur yi nga xam ne ñooy liggéey Gambia, nurse yi nga xam ne ñooy liggéey Gambia, pharmaciste yi nga xam ne ñooy liggéey Gambia, ñuy fàttaliku problème bi buñ ko dee fàtte, parce que yéenay fàtte bi moo dee di indi problème bi. mooy xale ñëw na rek nga ne lii biir bu daw la, ngay jéem a toppatoo biir bu daw, te xale bii nii du loolu noonu. tardement bi du ci maladie rek, yéenay tamit si ñi nga xam ne si lañ dem ci pharmacie bi wala ci clinique bi wala fu munti nekka, ñuy wax nag suñ mbokk yi tamit nañ jéem di gaaw di yónnee nit yi. parce que soo yónnee woon téeméer ñetta yeg rek am ko wala benn rek am ko sax, kooku noonu sowe nga ko. moo gën nga ñàkk a yónnee nga am koo xam ne am na problème bi mu dee ci problème bi. loolu nag dafaa nekk ci sa doxa yow mi nga xam ne ñëwoon na ci yow te yónneewuloo ko fu nga xam ne moom nga ko war a yónnee. kat jatu mbaɗigol comme docteur bata fo ka ñamen ka jeku ala ñininkar o docteur Bala wolo mo ka jeku ñininkar fulaya ñininka walla wolo mo ñininkar folo ñim mu muneti wolo mo ning a yatara ko a sasañi yete mari muta ibe jamfaring banta santuto ma fangol la wala dula dulto wolo mo ay mayitandi wolo mo itel doctorol sojonol ñing ibe banjud lopitano damalto wala keta ko ite mari ñanta ka a patient o ñing ka sasato ñing abe lopitan wo lopitan to ñanta ka rifale wolo mo ka bonde abe damento ka samba banjud lopitano to wolo mo pour ka demaro soto a watola na bota woto fanan ñinin kar fulan jango ñing wolo mo mo jellem jamal dindingol mi yalon ka ke muta comme ka jeko
ase keba mutanola ase dindingo mutanole comme nyine kar la botake kanyam bari bimbe dindingo la kule kachaka because doctor bamo dindingo la doctor oleti dindingo la sojono lo wolom operate lat wolom menka yitandiko ning ayatara ko mo jelle kana lopitano to ni yatara ko mel yenyen taman sero nyin soto wolo mo ka yitandi ko ako mo jamal bije ni kana namo mo kemeti mo tanseyo be tarderi ngole kana nan lopitano nyin to wo man sun wulula damala wulula dol bijele e ka wuli junale ni e fenje dindingo bala bari ta futala lopitano to june sa dang pharmacie ngol to nole wolo mo ka yitandi ko ya yitandale te ko akono bayo damala be dindingo nyinna iman kisi ro kala iman scan iman fenkala eta dorong ye boro diala ya fay ko kono bayo nyimbe lolale so ye nyina wo nyiko nyin sasa nyin fana be kerinne so me yatin na ko tol jaral la damalon kakara nyina nyin sasa dolla wolo mo akuma yata bakele janning ibet boro dila dindingo la akuma yata pour ye kisi ro ka dindingo e because haning ayatara ko fana ye dindingol be samba lopitani bato iko yeko alta jara ro nyinenji ning ayatara fa mo saba kanata dindingol nyin kono hani mo kilim fongo damma kanata dindingol kono me yalon kay nyin kurang sotol wota kama ko ite mari e fembale ke because ye niole kanandi wo kono bar ning ayatara fana niyo sunta wo fana kono mu kuleti mi yalon ko wulula wulita watu la bari ite jara la men ba jara loto nga katan kandi maro ke nyamen foka jiko nka kara nyina nyin sasa dolla melbe ko man ta ala baraka. Thank you very much. So I think you brought another picture also. Maybe we'll show that picture, and then you'll explain to us if they came to your facility and they require an operation. How equipped are we to do the operation, and what are the successes we get, especially when they come at an earlier stage? Okay. So I think there's another picture that they can show how how it actually looks in real life when it is big like that. All right. Thank you very much, sir. So when they present early, we don't need to even open them up. You don't need to operate. There is some maneuvers which are non-operative, which would include the commonest one we do is whereby we take the water, hang it, and pass a tube, and then push it back. But you can only do that when they present early. Early, yes. And like I mentioned earlier, we have a challenge with them coming early. But if they don't come early and we assess that the safest option is to go and operate on them, we operate on them, and we saw the picture. And what we do is to try to return the intestine to its normal position. And that's what we do, which we call milking of the intestine, gently. And that's why it needs someone who is experienced in these things to do it. It's not everyone will say, oh, it's a simple thing, but it needs someone dedicated to do this. And because you are operating children, you need the support of a pediatric anesthetist, or at least an anesthetist who is experienced in operating children. So if that happens, we go in and the intestine is not like dead, we just reduce it, inspect everywhere that there is no hole. Sometimes you can have little holes, which we will take care of. But sometimes we are forced to have to cut part of the intestine because it's already dead. So the part that is dead, you cut it and join again? We have to join. And you realize someone who could have gone home, if they come early within, let's say, 6-12 hours, latest 24 hours, you're home. And now we have to cut and join. You stay in the hospital for 5 days, 4 days, more, almost a week. So just compare those two, the burden on the parents as well as the health system. And we don't want to scare people too much, but if you don't come early, no matter what you do, we can lose children. Children have died. We've had mortalities because of late presentation. So really the idea is to come early and get sorted. Mbokk yi lu ma doon laaj docteur léegi rek mooy léegi nii su nekkee ne nag nit dem na ba egsi ci yéen foofu noonu Banjul naka lañ dee di toppatooyee xale bii nii su nekkee ne dem na ba soxla opéré ndax am nañ jumtukaay yëpp yi nga xam ne moom lañ war a opéré wan na ma ne su nekkee ne xale bi teel naa ñëw dañ dee am yu ñoo mën a def yoo xam ne sax opéré du ci dee bokka wan nañu ne yenn yi luñ dee def mooy dañu dugal benn tube ci demeekaay kamaam bi ñu am ndox buñ cee dugal boo xam ne dinañ mën a li nga xam ne moo duggoon comme li nga xam ne moo duggoon nii suñ dugalee ndox fii nii dina mun a génna ndanka
ba mun a génn su nekkee ne nag soriwut waaye nag mu ne comme nu mu ko waxee ñu ci ëpp yëpp balaa ñooy ñëw dafa fekk mu sori te ñoom su nekkee ne yaakaar nañ ne suñ defee loolu rek du doy dañ ko war a opérer mu ne opérer bi nag am nañ jumtukaay lu ñu war a def yëpp am nañ ko nu ñoo def mooy suñu opérer ñu gis ne affaire bi dugalante na ñoom ñu génnee ko ndànka génnee boobu nag dafa mel ni lu yomba la waaye ki nga xam ne moo ko xam dëgga moo ko war a def du ku nekk moo ko dee mun a def nga xam ne daf ko génnee ba nga xam ne butit yi dugalante waatuwuñ ñu loolu mooy opéré bi am na ci ñoo xam ne nag suñ demee bi ko génnee gis ne daal li nga xam ne moo duggoon ci biir yëpp dafa dee loolu noonu kon dañoo dog paat bi nga xam ne moo dee ñu boolewaati butit yi su nekkee ne nag loo xam ne yàlla dimbale nañu ci xale bi dinañ ko ci sowe waaye nag su nekkee lu tardé la xale moom mbiram moom dafa jafe lool parce que ku ko opéré war naa am xam-xam bu baax a baax boo xam ne moom la ko opéré ku ko nelawal pour ñu opéré ko tamit war naa am xam-xam bu baax a baax pour mun koo nelawal nga xam ne ku ko opéré dina mun a def liggéeyam naka la ko mun a defee they're telling me that we have only 2 minutes, Kadiatou, so you are disadvantaged now to make sure that you summarize all that in 1 minute so that we can give our guest a 1 minute to say his last words. Okay. Mbadingol comme docteur ya fanyame wala mu ka kumola sutiya kama wala mu docteur wol membe Banjul kono ni atare patient o sambaje wala mu jaral fannanyina ika demaro keno nyaadi le dindingol la kuwol la wala mu ka yitandi ko dindingol nying ika munke wala mu jama dol bijele buka sula operation wala ning ayatara wululal nata juna ko jinjata juna wala mu ika munke doro wala mu ka pipe wala ke kamatota dulato wala mu chubo nyinti ye fenkije me yatin nako asenugol bondino nyobala domandin bare ning ayatara ko watata fo watu tarde tame yalon ko jama milka nanan aka tardele wolo mu e kaminke wolo mu faysa sun operation wala da operation man ketel docteur o damata anesthesial fana nyanta ka tarma be jele melka dindingol nyin sinundi adu gol fana nyanta kala fennete mi yalon ko kulom amanke do ku sona yare ngoti bay be yal ne ko dindingol la ko manke ku sona yare ngoti so me yatin nako kumayata bake le pour ngata juna jaral fanna nyin na pour yaaje juna me yanka manke wululal damata bare tol jaral la damal nka katanka dindingol samba lopitano to juna foka jeko nin sasa nyim bela ase fintina no nyamen juna balni barala alla kuma kacha nyina fo tenenala inshallah ala baraka. Thank you. Dr. Ba, we give you just a final maybe 30 seconds to say what you want, what you really want to leave with our guys. Okay. Thank you for having me. The message out there is to the parents and the caregivers, a high index of suspicion. We've mentioned the symptoms, we don't want to repeat it, but if you suspect, report to the nearest facility and get help. And to our colleagues, the doctors in the other facilities, the nurses, the pharmacists, if you see a child with these symptoms, don't only say, oh, it's diarrhea and take it lightly. Have a suspicion and at least refer to the next level of care. Thank you very much, Dr. Ba. It's been really a great pleasure having you here. mbokk yi lu mu wax lu mujj daal mooy ne nañ gaaw a jóg su nekkee ne gis nañ problème yi nii mooy ñi nga xam ne ñoo amee xale yi wax na tamit ne ñi nga xam ne ñooy fajkat yi tamit ci pharmacie ci place yi nga xam ne moom la nit di gën a dem su nit ñëwee nga te am na mandarga yi nii bul xaar lu yàgga bul nekki dafa am biir bu daw rek ma faj biir bu daw bi te fekk yaa ngi xaar loo xam ne su xewee rek xale bi mun na see ñàkkee bakkanam buñ def loolu noonu mu ngi gërëm nag askan bi yëpp ñu ngi ko gërëm ñun tamit bu baax a baax foog naa lii rek lañ leen amaloon fii ba beneen yoon ñu ngi leen a gërëm bu baax di gërëm Kadiatou di gërëm ñi nga xam ne ñoo amee technical team bi ak ñi nga xam ne ñoo ñu toppatool nataal yi nga xam ne ba ngeen ko gis jërë ngeen jëf fii ba beneen yoon thank you very much.